ñuy tudd fu ñu daan tudd Sénégal ci def lu rafet la ñuy tuddee Sénégal mais tey deltu ginnaaw la ñu gis ci wàllu démocratie ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy force de l'ordre encore une fois ñu ngi leen di interpeller dañu am obligation daal di protéger tous les Sénégalais et j'interpelle le ministre de l'Intérieur moom Antoine Diome suñu waa kër na fexe ba bu seen benn karaw dara jot leen clairement parce que nag ci réew mi lañ dëkk. clairement te xam nañu nag nu ñu mën a lijjantee réew mi te xam nañu nag nu ñu mën a jëflantee ak ñoom et ça me permet d'ailleurs ma ñëw ci moom Antoine Diome. te xam nañ ni bandi defee bandi. ku ñàdd Karim Wade ku ko ñàdd ku doon agent judiciaire de l'État ku ñàdd Khalifa Sall et li gën a nekk gàcce ci mbiru Khalifa Sall mooy bi ñu demee ba def seeni mbir ba pare rapport Cour des comptes dafa génn. féliciter Khalifa Sall ci gestion am xanaa kon gàcce ñëw na Ousmane Sonko dafa am problème dañ ko jiiñ mais mbir diggante ñaari sénégalais la na ko justice lijjanti comme fait divers diggante ñaari sénégalais. waaw mais lu ci GIGN di wuti. lu ci préfet Ndakaaru di wuti ba ñu gis ko muy daw. mel ni ku ñu xabtal ah vraiment le préfet de Dakar il est descendu très bas et puis nag dañu xam ne l'histoire retiendra ana Arona Sy ana ñi fi nekkoon ana colonel Diédhiou ana ñi fi nekkoon di def naka su dul noonu ndax seeni tenue ana ñu tey fu ñu nekk kenn tuddatu leen bu ñu rombee nit ñi sax mën nañ leen bañ a nuyu fi nga nekk yow force de l'ordre bi tenue bi nga sol jàppal ne sénégalais yi ñoom ñoo lay fay président de la république fayu la parce que ñun suñu liggéeyul fayuñu impôt yow force de l'ordre bi doo am loo yóbbu sa biir kër kon nañu respecter sénégalais yi sénégalais yooyu ñoo sonn tey sénégalais yooyu booy yooyu ñoo am tey lu leen metti tey sénégalais yooyu amuñu lu ñu mën a dundee tey sénégalais yooyu jaaxle nañu tey sénégalais yooyu mbas mi tax nañu tëj leen dugal leen ci kaaf bu 21h jotee kenn mënalatul dara sa bopp ñi doon maye tey jii dañuy laqatu ñi nga xam ne dañ doon dagg buumu gàcce yi tey jii mënalatul dara seen bopp ndax situation bi réew mi nekk kon waxu sëñ Abdoulaye Dia day ñëw ab njiit da ngay seet nooy def ba fu njariñ nekk nga jëli ko ñëw séddale ko askan wi te boo koy séddale nga gën caa tutle waaye indi leen ñàkk yi ñëw na ñun ñooy njëkk ñàkku mais encore une fois ce qui se passe dans ce pays est une régression démocratique extraordinaire kenn ku nekk ci ñun nag situation bi daf la interpeller et encore une fois je lance un appel à l'opposition dafa baax ci réew xam nga lu tax mambay opposition baax ci réew opposition dafa baax sax ci président de la république xam nga lu tax parce que la colère collective opposition moom moo koy dajale réceptionné ko daal di koy yeggee ñi nga xam ne ñoo jiite de manière assez démocratique de manière apaisée. comme alerte opposition loolu lay jëriñ mais tey ki ñu jiite bu ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression tu réduis l'opposition à sa plus simple expression et monsieur le président tu feras face au peuple. Voilà, en parlant de l'opposition ñu ngi en ligne ak ki nga xam ne moom mooy Babacar Diop mais également Malick Gakou bu Grand Parti alors Babacar Diop bu FDS bu fekkee jàppandi na ñu ànd ak moom ñu ngi lay nuyu Babacar. maa ngi lay nuyu Mambay. voilà nga bokk si ñi nga xam ne tey jii mën nañu wax ne ñoo àndoon ci ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci cortège bu nga xam ne def na ko déjà bi ngeen di quitté ban état d'esprit la nekkoon. waaw maa ngi leen di nuyu président Bougane ak ñi Ahmed Aïdara ak ñi nekk ci plateau bi yëpp tey ci fajar laa fa demoon maa ngi ko fekk vraiment ci forme ci sérénité ci calme waxtaan ree confiance. jàmbaar dëgg wax dëgg yàlla gaynde wanewul dara loo xamante ni sax tey jii voilà pression la vraiment mu ñëw ci responsabilité pour que ñu mën a wuyu ji ci jàmm mu woo avocat am wane ni daal bëgg na daal vraiment ñu dem ci jàmm mais bi ñu génnee rek la nit ñi commencé
fu mu jaar nit ñi génn tatagal ko wan ko feeñal seen jàppale ba nga xamante ni ñëw nañ ci Mermoz ni ngeen ko seete préfet ñëw daal di koy imposer itinéraire waaw autorités yi mën nañu woo Ousmane Sonko mais amuñu yaakaar naa ni fu ñu mën a teg ni dama lay woo da nga may wuyu ci heure bi waaye soo may wuyu ci fii ngay jaar loolu amul fenn ndax ci état de droit la ñu nekk ñu salfaañe ak xam foofu niñ ko defee assemblée nationale niñ ko defee ni ko gendarmerie defee bi ko gendarmerie jëkkee convoqué te foofu ci wane ak matam ak dalam waxtaan nag ay avocat ba doon wut solution foofu gendarmerie ñëw ci ñàkki teggin ci violence dama ni man li ma gis tey ci violence man def naa le mouvement étudiant gis naa violence 23 juin maa nga foon gis naa violence keroog obélisque bi Mamadou Diop di gaañ mais tey li ma gis violence gendarmerie ñëw dugg ko ci dossier bi ñëw wàcce ñu oto yi ñun du jël ay lacrymogène dóor ko ci suñu biiri oto ba pare jël sécurité Ousmane Sonko jël ay lacrymogène dugal ko ci seen biiri yére toroxal leen jàpp leen dugal leen ci biir ci arrêté leen ñoom ñëpp jàpp naa ni loolu ci boppam vraiment man daw na sama yaram te musuma gis brutalité barbarie violence boobu nga xam ni maa ngi naan fan yi yëpp vraiment ñi ngi doon jàppale Ousmane Sonko mais man li ma gisal sama bopp tey te kenn nettaliwu ma benn journaliste yi nettaliwu man maa ko gisal sama bopp tax na su fekkoon maa ngi woon 200% ci maa ngi woon 100% ci dossier bi tey maa ngi ci 200% ndax defuñu ko ngir Ousmane Sonko tey jii salfaañe bi ñu salfaañee ak xam ak yeleefam toroxal bi ñu toroxal sécurité am toroxal bi ñu toroxal ñun ñi nga xamante ni woon ñu ngi woon ci cortège bi ca dara waralu ko lu dul xiif Ousmane Sonko fexe ba yow fa nga bëggoon a jaar fa nga jaaroon ak Khalifa Ababacar Sall jaaroon fa ak Karim Wade nga bëgg fa jaar ngir rey ko politiquement ndaxte mbër kaamil la moo xamante ni dong danga koo ragal amoo fenn foo jaar nga jëfandikoo doole nga jëfandikoo institution yi nga jëfandikoo justice jël ñu mel ni donc maître Malick Sall jël ñu mel ni Antoine Diome nga jëfandikoo leen defloo leen liggéey bu ñaaw bii ci Sénégal jàpp naa ni fii ay gor ñoo fi ne réew mi duñu nangu mukk mu nekk réewum ay jaam duñu ay jaam duñu musa nekk jaami Macky Sall duñu musa nekk dagi Macky Sall fii ay gor yu moom seen bopp bëgg seen réew ñoo fi nekk li Bougane wax d'accord naa ci opposition bi bu fekkee jàpp nañ ni mbirum Ousmane Sonko la ñu ngi juum lii du mbirum Ousmane Sonko de keroog bi ñuy teg loxo Khalifa Karim Wade ñu bëri dañu jàppoon mbirum Karim Wade la woon ak njabootu Ablaye Wade ñu juum ca juum bu rëy ba ñu paree ci Karim Wade ñu dal ca Khalifa Ababacar Sall ñu bëri ci opposition bi jàpp ni ay gestion mairie Dakar la ak Rudol bukki bi mattoon Khalifa Ababacar Sall mattoon Karim Wade bukki boobu tey jii matt na Ousmane Sonko képp ku jàpp ni tey jii yow di nga ci bénéficié wu di nga ci profité yaa ngi ci erreur bu rëy ndax bukki boobu pareegul te bu ëllëgee keneen ku taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall bukki boobu dina ñëw vraiment na opposition bi taxaw na opposition bi wax na opposition bi wane taxawaay na Sénégalais yi wane taxawaay tëdd ak ragal jeex na ci dëkk bi démb suñuy maam suñuy mag ñoo doon bañ ci condition yu gën a jafe yu gën a metti jàkkaarloo ak tubaab bi jàmmaarloo ak tubaab bi ngir aar seen bopp ngir aar seen réew ngir bëgg seen réew suñu maam yooyu waruñu gën a bëgg lu baax tey jii je pense que ni jeunes yi sénégalais yi ak fu ñu mënti ne ñii politique ak ñu politique war nañ wane taxawaay tey jii ñii ñu aar suñu démocratie bi nga xam ne Macky Sall dictature tyrannie lu ko bëgg a def boo xamante ni ajuwul ci dara lu dul ci coobare ak bakkanam boppam. jaajëf Babacar ñu ngi lay jaajëfal baax Babacar Diop bu FDS di leen fàttali ne kon ki nga xam ne moom mooy Malick Gakou également mi ngi en ligne Cheikh Bamba Dièye moom it mi ngi en ligne ci kanam tuuti. kon ku fi jàppandi rek maam ci centenaire. aussi voilà dafa am ay ndaw yu yootu APR ak ay góor yi dañu yor ay yet ak ay lacrymogènes yoo xam ni xaw ma civil fu muy téye lacrymogène ay gaz di ko utiliser fi mu nekk nii ñu def affrontement bu metti seen diggante ak jeune Pastef et ça c'est très grave mu ngi tàkk actuellement centenaire. Je vais faire un appel à la jeunesse. Je dis encore une fois, nous voulons d'une résistance citoyenne. Citoyenne surtout. jàpp alkaati en otage loolu transgresser loi la. kenn du ko def. waaye nag dëkkug dóorante fayonte koy tas. koy tas. li may wax jeunes yi mooy force de l'ordre
ñoom ñooy ay agents assermentés ñoom ñoo leen sañ a tere ngeen ba képp ku solul tenue jàkkaarloog yéen seet leen nu ngeen jëflante ak moom nu ngeen mun a défendre seen bopp def leen ko. il faut nag mu leer. voilà il faut nag mu leer di leen fàttali ne également laata ñu Malick Gakou mu ngi nekk en ligne ñu leen xamal ne kon benn rassemblement bu mag bu nga xam ne nii parti de l'opposition ñoom ñoo ci nekk mouvement citoyen yi ak organisation société civile bi taxawal nañu ko togg nañu ko ba pare tey jii sax 16h dañuy amal benn janoo ak taskatu xibaar yi ñoom nag seen bëgg-bëgg moo di fédéré booloo ngir jële fi lii ñu yoowee régime dictatorial noonu la ñu ko mën a tuddee ndax ñoonu la ñu ko jàppee président Malick Gakou maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. voilà gis ngeen opposition bi jamono ji ni ñu war a taxawee ak ñoom it ni ñu fëskee ne taxawee ngir jàppale Ousmane Sonko ñu ngi koy fësal saa su ne yow bokk nga si ñi nga xam ne si récemment rek génn nañu seen kàddu fësal seen péete si ànda Ousmane Sonko nan nga jàngate mbir mi. waaw mbir mi moom ni ñu ko jàngatee ginnaaw bu ma nuyoo ñëpp ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu mooy rafetlu wuñ ko ndaxte Sénégal ñëpp dañ ko jagle woon dëkku démocratie ak dëkku liberté. te léegi nga xam ne nii moom la ñuy gis ne régime président Macky Sall ni muy doxalee dafa faagaagal démocratie faagaagal liberté yi nga xam ne nii Sénégal yi dañ ko yàgg a xeex Ousmane Sonko convoqué nañ ko moom mi ngi dem wuyu ji dañ ko war a bàyyi mu wuyu ji dans des conditions yi nga xam ne nii moom moo dal xelam mais kenn amul droit ne ko fii ngay jaar wala doo jaar fii parce que loolu c'est lui privé de ses droits les plus fondamentaux c'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé ça dès le matin en disant que nañ ko bàyyi mu jaar yoon bi mu war a jaar dem wuyu ji juge bi répondre ko ndax ñëpp xam nañ ne mbir mi lañ ci war a wax nañ ko ci kenn d'accordul ak lii nga xam ne ni moom la gouvernement bi teg pour faagaagal Ousmane Sonko ak ay droits c'est la raison pour laquelle nous condamnons avec la dernière énergie lii nga xam ne moo xew ce matin dafa nekk lu nga xam ne nii vraiment day yàq deru Sénégal day tilimal démocratie Sénégal ba pare di wane benn image bu nga xam ne nii Sénégal kenn mësu ko foon xam ci lu mel noonu loolu moo tax ñu war a taxaw jaamaarloog li nga xam ne nii moo am te yàqal réew mi yàqal Sénégal. voilà da ngeen di condamné ba noppi it fëskee ne taxaw nan ngeen fëskee ne taxawee en tant que ñu fare ci opposition bi. mais de toute façon xam nga depuis le départ en ce qui concerne l'action parlementaire gis nga taxawaay bi nga xam ne nii moom la ci grand parti taxaw parce que dès le départ suñu bureau politique wax na suñu ay député ñu wote contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. mais également suñu jeunes yi daje nañu ak jeunes Pastef fii def conférence de presse annoncé toute perspective de lutte bi nga xam ne nii lépp loo xam ne nii day faagaagal démocratie bi ñoom ñu mën ci ànd ak ñoom tey jii li nga xam ne am na rafetlu wuñ ko ñaawlu nañ ko et au niveau de l'opposition jël nañu initiative concerté wu ak suñu naataango yi bu neexee yàlla fii ak ay waxtu lépp loo xam ne nii situation moom la laaj daañu ko taxaw def ko pour défendre Ousmane Sonko mais au-delà de Ousmane Sonko défendre les libertés et la démocratie dans notre pays. merci président Malick Gakou ñu lay jaajëfal bu baax ah dina xam ne kon kii nga xam ne moom mooy député Cheikh Bamba Dièye également mi ngi ci Mansour yaa ngi koy wax sànq ñoom nee nañu ñu ngi condamné mais également dinañ def seen kéem kantan ba mën a riposter si nan est-ce que jotul dem opposition bi xaw a dëggal seen foog ñu bàyyi opposition au salon point de presse journalistes yi nga ñëw wax 4 heures de temps ñu jëlal la ci benn élément jàllale ko loolu du mooy régler situation au parti opposition dañ daan def ay réunion bureau politique chaque semaine di jàngat situation réew mi bu laajee manifester ñu manifester njiital parti politique dafay ñimee fanaan brigade dafay ñimee fanaan commissariat waaye dëgg-dëgg fi mu nekk nii fi situation yi toll na nga xam ni kenn ku nekk yaa ngi nekk ci kanamu li lay xañ sa liberté Mame Mbaye situation bi yépp tey fi Sénégal toll ñu jàpp réew mi otage lan moo ko sabab li am ci ay diggante dong war naa tax ñu banaliser dossier bi ci la am ci ki nga xam moom moo topp Ousmane Sonko ci ay jaar-jaaram moom wàllu dundam donc war naa tax ñu banaliser loolu est-ce que loolu enquêteurs yi waru ñoo dem au fond des choses pour xam comportement wu nit ki nit dina topp sax nit ci yoon ñu def ay enquête comportement am tax la mu doon wax lépp décrédibiliser wu ci kanam enquêteurs yi Sénégal dañu soxla xam enquête bi nga xam def nañ ko ci wàllu boobu audition man mun naa ko yow mun nga ko Bougane mën na ko ñi seetaan mun nañu ko de audition s'il y a un problème boo xam dafa sérieux ba yóbbu réew mi ci fii mu toll dafa laaj ñu def enquête pour xam mœurs kenn ku nekk est-ce que am nañu jaar taal am réew donte sénégalais bu nekk sénégalais nga ñu xool jaar-jaar yi xool lu nekkul dëgg ñu indi ko mais problème mœurs coow lu am ci benn salon te ñu ni complot amu ci li état bi déployé ci ay millions li ñu taal ci ay lacrymogène li gën a tey ci ay way takk der li ñu manifester diggante bëgg démb ak démb ci ay wata yu bees yu ñu jënd ñeel suñu gendarme yi
mel ni kuy xëbal askan wi démonstration yooyu yëpp am te ñu ni complot amul ci dossier bi nañ bàyyi caaxaan dossier bi nag nga xam ni dafa lalu ci jalgati du début à la fin faaw mu am résistance waxuma dem xeexi ak policier comme ni ko Bougane waxee sànq citoyen simple wootu dem jàpp policier di ko kidnappé waxuñu ñu xeex ak gendarme parce que ñooñu dañu leen di woo xamal leen ne ay jeunes lañu ay républicain lañu te peuple moo leen fi bàyyi mais ñoom homme de tenue dañoo nga xam ne état bokkul ak homme d'état justice bokkul ak ñi nekk ci biir justice bis Sénégal moom boppam ak léegi ku fi nekk président du Senghor la mu mënoon démb da koo mën tey Abdoulaye Wade la mu mënoon démb da koo mën tey Macky Sall li mu mën tey mënu ko woon laata 2012 te du ko mën après bu follee ko moo tax ma ne la état amul homme d'état état dafa am homme d'état am faaw ñu mën leen ràññetle léegi nag ki ñu jox suñu état mu téye suñu ay pouvoir mais bu dee jalgati bu mujj teg lu ñu mënul nañ taxaw ni ko déet mais tëj bii ñu tëj Sénégal yi nga foog dafa tegu fenn mais parce que amuñu kenn ko naan déet loolu nag dafa jot Sénégal yi am seen kàddu gu ñuy wax syndicaliste dellu sa fa mu nekkoon tey boo waxee mouvement ñu ni politicien nga nekk ci syndicat ñu ni politicien kenn ñemeñu tu taxawal benn activité boo xam ne ca ngay nekk même association sportive nawetaani sax ñu ni politique mais ku mu neex nga politique réew mi kat moo ko donn dem ba kenn moomatul boppam kenn amatul liberté bu wax loolu nag la ñu ni foofu la ñu woon nit ñi ci résistance kiy jiite di respecté ñi muy jiite te di nawloo population bi xam ni ñoo ko teg foofu mu nekk. résistance dans la citoyenneté ni nga ko waxee mais est-ce que tamit instant bi ñoom ndaw yi dinañ dégg loolu vu que ne déjà commencé nañ wàcc ci mbedd mi di yëngal. xam nga encore une fois gis nga réew de su ko jiite ci xët-xët réew de su ko jiite ci bëgg néewal doole réew kenn du ko jiite ci brimer def ay brimade et cetera et cetera xam nga réew Mansour mu ngi koy wax dafa am un état et le pouvoir état ak pouvoir du benn fileeg ñoom bàyyiwuñu ci xel parce que kiy incarné pouvoir bi moomul état bi dañu ko jox ci ab diir ngir mu taxawu askan wi ngir organisation bi ñu bëgg ci réew mi mu mun a nekk loolu nag ñu am ay charte yu ñu ci tëral xoolal li Mansour di wax léegi li ñu génne li ñu déployé ci ay nit ci coowal Adji Sarr moom bu ko coow li jibee sax ma xam ne moom mbër la xoolal li ñu déployé benn grenade bu takk xam nga lu muy jar benn grenade bu takk xam nga lu muy jar benn grenade bu takk 62 000 francs benn grenade ñaata grenade a tàkk ci coowal Adji Sarr nit ñi soxlawuñu ko woon nit ñaa ngi am problème mu lekk nit ñi ñu ngi am problème mu naan nit ñi ñu ngi am problème mu faju bërki dem moo njaay rek gis naa ci benn bébé boo xam ne dañ ko dugal ci biir Grand Cœur ñu war koo taxawu 3 fan lañ ci teg mu faatu parce que dafa amoon tab bu rëy bu ñu waroon ko dindil alors sénégalais yi nekk ci situation yooyu am ay nit yu jël réew mi en otage bëgg di éliminer ay nit xoolal ñun ñu dëkkee cité kër góor gi mënatuloo noyyi tey bi ma yóbbee samay doom école ba noppi di ñibbisi dama ñëw fekk ñu quadriller kër góor gi fooy jaar ñu ne la du fii ngay jaar demal wëri feneen ci koo xam ne da nga ko woo mu war a wuy ji moom Ousmane Sonko jël ay otoom ànd ak ay nitam ne day wuy ji gendarmerie ñu utiliser leen ñu arrêté ko bloqué escorte bi mu toog ci biir otoom ñu ñëw ne ko yow da ngay indi trouble à l'ordre public te wàccul sa oto te wàccul ci biir oto bi ma ne tooñ baaxul li ñu bëggoon mooy toroxal Ousmane Sonko li ñu bëggoon mooy kàddu ga mu njëkk a wax ne duma dem ñu fekk ko këram jëflanteeg moom toroxal ko ci kanamu njabootam ci kanamu jabaram ak ay doomam ba ma fa demee samedi dama bokk ci nit yi ko wax ne ko sañ ngaa bañ sañ ngaa nangu waaye loo ciy def na tegu ci yoon parce que ñii nga jàkkaarlool sa torox tànge dong la ñu bëgg bi ñu demee ba gis ne nag mag ñu baax ñi ak kilifa yi dox nañu ci ba Ousmane Sonko nangu ne day dem wuy ji xam na ne am nañu gàcce Ousmane Sonko taxaw démb ne am naa ndam ci seen kaw ñu doon bañ mu amaat 2e ndam ci seen kaw ndax député yi dem nañu dugal recours au niveau du conseil constitutionnel moo tax ñu bloqué ko boo xoolee ni mbir yi demee xam ne lu ñu organisé la te chef de bande bi du kenn ku may préfet bu Ndakaaru moom moo la ñu utiliser moom moo utiliser suñuy force de sécurité moom moo commandé assaut bi nga xam ne def nañu ko ci kaw Ousmane Sonko bëgg dajji otoom génne ko dugal ko manu militaire yi ci oto bi nga xam ne moom mooy L200 wu GIGN lu ko indi
ci mbirum Adji Sarr GIGN xoolal suñu corps d'élite yooyu nga xam ne ay nit ñu xarañ kenn waru leen a gis sax ñooñu kenn daawul leen a gis ñu banaliser ko leen mais ñu banaliser leen mu ngi wax léegi li ñu jënd ci ay bagages xam nga ñaata oto la ñu jënd mooy seen blindé turc yooyu nga xam ne ay transport de troupe la di sànniwaale ay grenades 50 lañ ci jënd bu ci nekk ñu jënde ko 256 millions calculeel ci réew mi nga xam ne bu nit ñi lekkee bu nit ñi añee duñu reer yu ndaw yi ak yu ndaw yi nga xam ne dafay def grenade di sànni grenade boo ci sànnee safara mu fayal ko boppam ñu jënd yooyu benn bu nekk 450 millions ci réew moo xam ne nit ñi ñu ngi xiif bël ba ndar